asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni si yéen a ñuy suivre seen chaîne YouTube bi ngeen taamul seen bopp muy Fass Ngom TV tey del si nanu si chaîne bi ngeen bëggal seen bopp tey nag ñu ñëw si li nga xamante ni si moo di foire de race bi nga xamante ni si mooy am fii si Fass Ngom foire de race bi boo ko déggee boo seetaanee di nga xam lan mooy foire de race ñi nga xamante ni si ñooy GIE des fermes écologiques familiales collaboré ak ñi nga xam ni ñooy union interprofessionnelle tey ñu ñëw fii si Fass Ngom fas yéene leen indil benn foire boo xamante ni si macha allah foire bi nee naa la di ngeen si gis ay aliments yoo xamante ni si macha allah di ngeen si gis tamit ay xar yoo xamante ni si waa GIE bi ñoo ko yar ak lépp loo xamante ni si GIE bi ñu ngi koy def rek incha allah dina leer léegi si foire bi da ngeen ñuy topp léegi ngeen topp Fass Ngom TV incha allah ñu wan leen lan lañ jëlee si foire de race bi nga xamante ni moo am Fass Ngom jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi jërë ngeen jëf ñu ngi sant ku si nekk si turam ak santam xanaa li ñuy fas yéene mooy programme bi di ñaan yàlla tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim eggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla dogal na chef de village mu ngi nii toog imam bi mu ngi nii toog représentant wu monsieur le maire mu ngi nii toog kon dañuy daal di jublu ci programme bi rek. aussi ñoo ngi nuyu dëkk bi ñëpp xam ni ñëpp sunu waajur lañu teyit lii bu demee tey jii ba nga xamante ni tey jii am na fi waa dëkk bee tax ndax waa dëkk bi ñoonu yaatal ñoonu dalal ñoonu taxawu ci biir loolu ñoo ngi nuyu imam alhaaji Rawhan Bar di ko sant di ko gërëm bu baax ndax imaamu dëkk wax dëgg yàlla loolu rek dafa doyoon waaye mboolem xale yi nga xamante ni nekk na ci dëkk bi lépp am na seen taxawaay am na seen kers am na seen lépp li ñuy wax naan mag mu yaru daal loolu daal am na ci moom wax dëgg yàlla kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ci teg sunu papa alhaaji Maam Góor Jaañ ndax alhaaji Maam Góor Jaañ ñun dañ ni dëkk bii suñuy papa rek lañ fi nekkal du chef de village du imam du kenn ñoom ñëpp suñu papa rek lañ fi nekkal ñu nekk seeni doom nag balaa muy baax mu dégg ndigalu waajur su déggee ndigalu waajur lépp lu mu seenu woon wax dëgg yàlla dana ko am tey ñoom it dañ taxawaayu waajur wu mat sëkk ku mel ne que Maam Góor tey su ma doon wax du ma doyal ci moom parce que bi ñu nekkee xale fii bu ñu daan conférence fii di tari wax dëgg yàlla day jóge Richard Toll ñëw xale yi kenn ku nekk mu tuuti xale nag du fàtte loolu maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax suñu paree si loolu di gërëm it suñu maire alhaaji Alioune Sarr parce que taxawaay bi ko war lépp def naat li ko war lépp si njabootam programme bii biñ ko taxawalee wax dëgg yàlla def na si kemtalaay kàttanam sa nam ko mane kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax xam ni ñun daal amuñu ay njiit sunu seeni njaboot rek lañu yor yéenay papa yi ñun ñooy doom yi da ngeen di digle ñu def ngeen tere ñu bàyyi sunu paree si loolu ñoo ngi nuyu sunu association bi ak waa Njiig Jalax ñi ñun ñoo ko bokk ubbi ko di ko yaatal ba tey dañu mën a wax ni Sénégal gépp mën nañu wax ni bokk nañ ci parce que tey boo xoolee maire bu Gandon mu ngi ci biir nga xool maire bu Fass mu ngi ci biir nga xool maire bu Jama mu ngi ci biir li tax gëm sa bopp baax nag bañ yaakaar ci kenn ndimbal da ngay dem ak sa bopp ba képp ku la ci fekk nga ne ah kii kat jar na dimbali bi ñuy commencé association bi 2015 yaakaar naa ni ñi fi nekkoon ñëpp kenn ku ne yaa ngi nekkoon sa activité mais sa activité bi nga nekkoon bi ñu ñëwee gën a booloo dafa gën a dëgër ci gën a dëgër boobu nag commencement bi metti woon na trop mais lépp loo xamante ni tey dëgg lal na ko
yaakaar naa ni si kanam rek la jëm soo amee milliard te laloo ko si dëgg milliard ba day dem mais boo amee 1000 francs lal ko si dëgg xamal ni 1000 francs boobu mën na juri milliard suba bi ñu commencé loolu ñu ne ah léegi day chaque mois dañuy verser ku bëgg bokk da ngay verser 1000 francs ñu ne ah 1000 francs yi kat doy na parce que ñii daanu man ñii duñu man ñu continuer si loolu suñu président Ousmane it taxawaay si taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet la ndax li si am solo si commencement bi mooy dañu fekk ay mag yu am njariñ yu am pas-pas yu am diine yu am doole yoo xamante ni si xalaat si jëf duñu sonn duñu bàyyi kooku xam naa su ma ko junjee noonu am na ñoo xamante nu daanu xam ñan la muy Alhaaji Pulla ak Ousmane Sow ndax ñooñu dañ nekk taxawaay boo xamante ni yàgg nañ koy taxawal si gox bi amaana lee biñ ko dëkkee di taxawal ñu mel na ñun ñii ak xale yi ñu àndal ak waa dëkk bi ñooñu gisuñ ñu leen woon ba taxal seen alal yu bare tasaaroo biñ gisantee nag ñu ne ah ñii ñun doon wër ñu ni ñoo ngi nii ñu ni ah ñun kat ñun doon wër ñoo ngi nii kon moo tax ñooñu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ndax sëñ Pulla yenn saa yi dama koy tooñ sax ni ko yow ñoo ngi wax Pulla waaye Pape Doudou nga tudd yow sama turandoo papa nga te loolu wax dëgg yàlla doxal naka lu mat sëkk ba dara desu si ah di santit ku mel naka Assane Diagne di président Darou Fass bii suñ ko dee wax tey ñun dañ si kontaan trop parce que lépp lu muy def ba weeru julli teru bàyyi na këram bàyyi na lépp ànd ak xale yi waa dëkk bi taxaw si nam si war a taxawee def si lam si war a def kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax. waaw kon man damay profité def ñaari affaire comme wax ngeen ma affaire GIE bi ma wax si tuuti waaye danaa si waxee tamit ci en tant que représentant maire de Gandon madame Khoudia Mbaye si ni ma ko mën a waxee GIE pour la promotion des fermes écologiques dafa nekk tur bu nga xam ne dafa nekk tur bu authentique tur bu nga xam ne dafa nekk tur bu naturel parce que yaakaar naa ne suñ ne ferme écologique familiale yaakaar naa ne dafa mel na xale yi GIE yi du ñoo gestu gannaaw parce que yaakaar naa ferme familiale naka jekk moo doon suñu am moo doon suñu fort boobu si temps maam parce que da ngeen di gis ne ferme familiale yi ñu njëkk yi ñoom la ñoo doon dundal Sénégal da ngeen doon gis nit ku bay tuuti sàmm tuuti am lu ko dundal at waaye ñu dem ba jëmmi jamono ñu gis ne loolu kat mu ngi dégradé mu ngi yàqu lu ko yàq loolu moo doon point d'interrogation yi. doomu aadama yi seen bopp yàq nañu environnement bi ba à tel point que yow boo demoon la nga xam ni si àll ba la doon dunde léegi dafa obligé war a ñëw dugg si ànd ak nit ñi. loolu moo indi tey virus yi ngeen di gis nii dañu yaakaar ni virus yi amuñu woon virus yi amoon nañu dañoo nekkoon si seen diiwaan la ñu tas doomu aadama nag moo tas diiwaan yi. kon tey jii bu ñu demee ba gis une association buy wax ni association boo xam ni la pour la démultiplication des fermes écologiques kooku xam na fi mu teg tànkam parce que fi mu teg tànkam foofu la développement am na fi yàgg na fee am gis nañ fi le communisme yàgg na am na jamono boo nekkee étudiant boo dul communiste doo dara parce que lu tax c'était la pensée dominante boobaa dem nañu si dem ba gis ni loolu du dara tegewul si dara parce que lu tax am na lu mu manqué parce que affaire yi dafa am ay piliers bu fekkee ni piliers yi am na benn bu si manqué du dem te développement dafa am ñett yu ko lal mooy pilier bi nga xam ne moo jiitu mooy xëy na moom la ñëpp jekk muy économie muy xaalis loolu baax na mais doyul xaalis kese doyul pour développement nga régler les problèmes sociaux doyul ndaxte xaalis a koy régler bu amul xaalis du dem kon am na si nu mu demee lenn moo koy war a dëgëral mooy ñaari piliers yooyu ànd ak li ñuy wax nga teewal environnement
écologie te tey loolu laa dégg tey booy yi di wax le développement des fermes écologiques ñooñu xam nañ li manqué woon ñooñu delloon nañ si li manqué woon parce que loolu moo manqué woon si développement moo tax ba ñooñu bàyyee loolu dem si économie ba tey gis nañ ni capitalisme daanu na lu ko daaneel parce que fi mu tegoon tànkam dafa desoon benn pilier boobu nag tey booy yi indi nañ ko kon tey jii man lu may mën a def mooy pour gàttal vraiment remercier leen te di leen won ni ñun ñi ngi seen gannaaw suba ak ngoon guddi ak bëccëg fu ngeen taxaw dinañ fa taxaw te incha allahu rabbi lii bëggatuñu mu dakk comme ni ko chef daral bi waxee dinañ fexe ba lii di am at mu nekk muy gën a rëy muy gën a dem wasalaam. ñu ngi nuyu autorités yëpp di nuyu aussi ñu mel ni imam yi di nuyu chef du village yi di nuyu maire bu Fass ak bu Gandon aussi di nuyu inspecteur bi nga xam ne mu ngi fi di nuyu inspecteur bi nga xam ne mu ngi fi di nuyu aussi comité d'organisation bi nga xam ne moom bërki dem ba léegi mu ne wax ni ñu ngi fi donc bu loolu weesoo dañ naa rek kontaan nañ bu baax si ñëw bi kontaan nañ aussi si taxawaay bi xëy na mun nañ wax ne aussi ñun la jeunesse amaat nañ beneen sas ndaxte lu tax mu nekk sas dañoo nekk si zone boo xam ni dañ fa fekk ay personnes de référence des hommes acteurs comme ni ko gars yi di waxee yu mel ni ñoom Ousmane Sow ak ñoom Doudou ñu ñaan ngeen tàccale ñu bu baax a baax a baax parce que waaw lii nag chance bu rëy la parce que jeune bu fekkee ne côté inspiration amoo fa problème xëy na sa développement mun na gaaw. Assane li nga wax neex na ma saf na ma parce que effectivement ku bëgg waa Fass laa bëgg naa waa Fass trop loolu moo tax balaa maa tàmbali nuyoo moo wax ne Aliou Dieye effectivement am na ku ko fi wax mooy jeune bu nga xam ne au moins recevoir na fi ñaari ministres yu fi jàll loolu nag du lu ñuy fooye du def ñoo neex mais parce que dafa nekk liggéeykat ministre bi mu waxee ne tànn leen ferme yu may visiter dañ ko ne ah ñun de benn exemple lañ fi am mu nekk xale mu mën a góorgóorlu fonk waajuram fonk dëkkam bëgg nañu nga jaar ci ferme Aliou Dieye Aliou Dieye nag fi mu jëlee loolu yëpp defe naa wax nañ ko encore ci exemple Ngalax ferme Ngalax donc ay doyen ay magam yu mun liggéey indi fi benn école indi fi élevage di def pratique di ko jàngal waa dëkk bi yëpp maa ngi commencé nag di nuyu loolu damaa kontaanoon rek loolu moo taxoon ma bëgg a déjà remercier Aliou Dieye di nuyu le sous-préfet de Raw ou son représentant di nuyu le maire de Fass ou son représentant di nuyu le maire de Pal son représentant di nuyu le maire de Gandon et son représentant bu ma jógee si loolu ma nuyu imam ak chef de village ak autorité coutumier yi fi ñëw yëpp ah autorité yëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier si seen dalukaay fii maa ngi nuyu chef de service yi fi nekk parce que gis naa fi ay chef de service waaw donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen féliciter di leen remercier parce que ñoom sax nekkuñu ay chef de service élevage waaye xam naa élevage da leen neex rek loolu moo tax ñu ñëw fi waaw maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa centre d'insémination et d'impulsion bi nekk Mbaxana waaw am nañu seen représentant mu ngi fii Njoon ñeneen ñi nag dañoo ñëw pour visiter foire bi maa ngi féliciter organisateuru manifestation bi defe naa bii mooy bu njëkk premier maa ngi leen di ñaanal ñu organiser waat yeneen édition di ko organiser xale yi ci nekk jël relais maa ngi leen parce que lii du lu tuuti organiser foire dafa laaj ay moyens mais dafa laaj mobilisation donc di leen encourager bu baax di leen wax ne yàlla nañ jëm kanam léegi nag li ma bëgg a wax ci waa Fass ci département Saint-Louis yëpp Fass mooy
commune bi nga xam ne moo ëpp jur mooy commune bu gën a mag donc Fass bu demee ba di organiser lii ñun dañ ci rafetlu dañ koy rafetlu bu baax dañ leen di encourager di leen wax nañ jëm kanam élevage département bi nag dinaa wax tuuti rek li fi suñu autorités yi def chaque année dinañ fi ñëw campagne de vaccination wéer gu yaramu jur gi dinañ ñëw fii man maa tàmm di présider di diriger opération yi di dem ba ci village yi nga xam ne ñoo gën a reculer ak samay équipe ñun campagne groupée la ñu tàmm def damay ñëw fii mobiliser vétérinaire yi fi nekk yëpp ci département bi préfet abal ñu ay oto ñu dem ci parc yi dem ci kër yi pingal leen ñu ngi leen di ñaan nag ñu yokk mobilisation bi surtout ci jur gu sew gi maanaam xar yi ak béy yi nit yi dañoo tàmm bu ñuy ñëw campagne de vaccination xar yi rek la ñuy vacciner béy ci la ñu bokk feebar bi tax ñuy aar jur gu sew gi ci béy la gën a gaawee ci béy la gën a nomm béy lay gën a rey lay gën a faagaagal. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi fas yéene jël kàddu bi turu monsieur Aliou Sarr ku ci ne xam na ni programme bi yëgoon na ko préparé woon na ko mais xel comme dafa am benn dëj bu fa nekk te foofu la bokk ca la dem vraiment mu woo ñu wax ñu teewal ko ci donc dañ koy teewal ci turam la ñu teewee xanaa ñu permettre mën nuyu d'abord gan yi di nga commencé ci inspecteur ak ñoom Mamadou ak Ousmane suñu ay kóllëre di nuyu chef de service planification bi nga xam ne ñëw na fi ñu ngi rafet lu baax ñëwaay teewaayam fii di nuyu aussi ñi fi ñëw ñëpp muy waa Paal di waa Mbaxana ñi ñu fi dégg waa Raw ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu nag suñu imaamu dëkk bi ak chef de village bi nga xam ne ñoo ngi fi teew ak notable yi fi nekk yëpp ñoo ngi leen di nuyu ak ñi ànd comité d'organisation beeg association yeeg GIE bi fi nekk yëpp ñoo ngi leen di nuyu gannaaw ci loolu dañuy bëgg rek wax ni rafetlu nañu bu baax xëy na suñu bunt ci lii moom mooy Aline Dieye mooy suñu bunt fii bu ñuy wax élevage wala agriculture ndax suñu zone bii dafa nekk zone boo xam ne tey suñ koy natt ci wàllu koom soo jëlee élevage bi jël agriculture bi presque loo ci daf ci topp rek kon dafa am vocation boo xam ne tey Aline Dieye mi ngi koy dëggal ndax wax nañ ko sànq tey ñaari ministre ñëw nañ fi yu bokkul de la république ci élevage récemment ministre bu bees bi jaar na fi loolu defe naa ni ñaax la xëy na damay fàttali rek ci waxtaan bi parce que bañ fa teewee aussi am na lu taxoon ñu teew am na ay wax yu mu fa wax am na ay sas yu ñu fa sas ma koy fàttaliwaat fii parce que gannaaw bi mu waxee élevage bi élevage koo gis naa léegi ñuy def exposition ci wàllu santé animale dëgg la transformation dëgg la mais jur gi aussi dafa am boo xam ne boo koy def booy def élevage intensif dafa am loo xam ne mën nga jël ci qualité ci wàllu xont ak loolu mën nga ci am ay qualité pour sa qualité gën a baax ministre bi mu ñëwee fi bu ñu fàttali ko dafa nu ñaaxoon parce que visité woon na mbayum ñax mi nga xam ne Aline Dieye mi ngi koy def mu nekk surface yi tuuti foofu li mu ci waxoon sax dafa ni dinañ jéem a xool maa ngi koy lancé waat jeunesse bi boobu muy interpellé ñu aussi en tant que collectivité locale pour ñuy def culture fourragère ci ay surface yu gën a yaatu parce que volet boobu sax waxoon na ni xëy sax mi ngi ci parce que ku ci ne xam na ni njaxum jur am na quantité bu muy nekk boo xam ni soo ci liggéeyee mën nga ci xont ba pare jaay ci loolu yaakaar naa ay créneau la parce que tey chaîne de valeur bi dafa bari maanaam du caagee ni bay yar rek mais lépp lu mu àndal mën nga ci liggéey ba sa gox jariñu ci donc loolu aussi ñu ngi ciy xaar jeunesse bi ñoo ngi ciy xaar Aline Dieye ak ñëpp ba ñuy def fii culture fourragère xëy na daan ma wax problème mu ndox mais problème ndox moom yëpp mën nañu xool ban kii lañ koy résoudre ba nga xam ne vraiment culture fourragère daañu ko def ci dëkk bi loolu defe naa lu am solo loo xam ne ministre bi mu jaaree fii waxoon na ko di gërëm Aline bu baax nag franchement ñoo ngi koy gërëm bu baax ci li muy def ci wàllu élevage ci wàllu agriculture donc di leen wax ni journée tay bi aussi dafa nekk lu am solo première édition la dëgg la mais dañuy sas ci deuxième édition yi troisième édition quatrième édition dañ ko war a yóbbu ba sore te pour ñu yóbbu ko fa sore nag du Aline Dieye kese Aline li mu mën mooy créer moom ñu àndal moom ñu créer mais suñu créer nag gunge bi ñun ñëpp ñu leen di ànd gunge pour Fass aussi nekk benn label parce que nekk na label déjà su fekkee fi doomu Fass ñoo ngi koy élever au plus haut niveau président de la république di nga kii donc Fass label la déjà ministre di fi ñëw di fi ñëwaat label la nekk na déjà loo xam ne ñoo ngi koy bàyyi xel donc foofu daal ñoo ngi leen fi ñaax baax. waaw kay gars yi lii nan leen jëlee loon si li nga xamante ni si moo di foire de race bi amoon Fass Ngom muy première édition bi nga xamante ni si GIE yi ñoo ko def fi nga xamante ni si moo di Fass Ngom
waa ñu indil leen Fass Ngom TV chaîne bi nga xamante ne si yéen a ko taamul seen bopp yéen a ko bëggal seen bopp tey ñu ñëw couvrir programme bi wan leen li nga xamante ne si moo am ci foire de race bi yëpp di wax rek ni Fass Ngom TV gars yi daw leen abonné ji te ngeen bës notification bës kolos acca Fass Ngom TV